Feeling44.com. sangu gaa yi dem fekke ma si duusu bi mu ne sa néegi bi lakk na de ma jógu foofu fekkee kiloti bi rek laa sol ma ñëw fekke affaire bi lakk bi dafa bari mënuma dugg sa affaire bi dara génnuma si affaire bi même dara génnul après même xale bi mu ngi woon tedd foofu benn kii jigéen bi moo koy génn ak moom parce que man dama ñëw rek pour xale bi lay laajte waa ma dem mu ne fekke génn nañ ko fekke safara bi dugg na si néegi bi yëpp fekke génnuma dara fekke essay ni dara amatuma lu ma génn si sama néeg bi. néeg bi daal mën nañ jàpp ni kon lépp a lakk. lépp yàq lépp amul dara lu dees bi après bi dara génnuma si néeg bi waaw. ana xale bi nekkoon ci néeg bi moom dara jotu ko. waaw xale bi kay moom dara jotu am na 4 doom ak sama jabara fii nii mais dara jotu xale yëpp waaw. lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom lay déglu lan ngay tàllal loxo pour ñu dimbalee la. ah. man ni lan nga soxla lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo lay déglu ñoom ñoo lay seetaan tàllal leen loxo ñu mën la ko jàppale. non dama bëgg a gars yi jàppale ma essay nii amatuma fexe amatuma dara essay nii foofu li ma bëgg a jàppale fii dama gars yi laa bëgg nga jàppale ma si yàlla ta parce que essay nii amatuma dara li may fexe si affaire bi noonu parce que. fan ngeen nekk jamono ji ndax am ngeen fenn foo xam ne loose wu ngeen fa nekk mën fay fanaan di fa continuer dund seen dund. essay nii fii lañ fanaan ñu ak doomu ak suñu jabare yëpp fii lañ ci lal fii affaire bi ni tëdd fii waaw. fi lakk bi xewoon foofu ngeen di lal tëdd. waaw ñun ak sama jabare bi ak sama doom bi waaw. waaw maa ngi lay fay soxna si maa ngi tudd Fallou John donc dëkk fii nekk responsable politique aussi ci commune bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo impacté nekk suma ay dëkkandoo donc lakk bi nekk lakk bu métti parce que même bu fekkee espace bi dafa ndaw aussi mine de rien 8 chambres dem nañ en fumée ak seeni ay matériel donc am na dégâts matériel bu énorme parce que am na si koo xamante ne moom day def opération màggal demoon ab xaalis pour def opération màggal ñàkk na si 600 000 donc am ci ki nekk ci wetam femme boobu amoon foofu 140 000 ci condamné ak yeneen ñi si des ñoom dañ yoroon nat mbooloo donc li fa dem ci dégâts matériel bëri na mais ci espace bu ndaw bi aussi dénombré nañ ci 48 personnes yu doon fanaan ci 8 chambres 48 personnes pour expliquer toute la promiscuité de l'habitation dëkkuwaay bi xat na mais aussi on comprend parce que doole yemul et ñu si ëpp c'est des bonnes te ñun xam nañ ni bonnes yi elles habitent en nombre donc loolu mooy li nga xamante ne moo am mais vraiment gis nañ aussi taxawaayu waa ville de Dakar nga xamante ne ñëw na dimbali leen ci dund mais li nga xamante ne moom leen siy ñaawlu mooy que incendie bi guddi gi mu amee parce que ça s'est produit vers 21h le mercredi soir donc amoon nañ problème pour fi ñu leen loger ñu doon sàkku ci commune bi vraiment ñu ubbi benn école étant donné que période de vacances lañ nekk ne serait-ce pour une semaine pour ñu dalal leen mais chose que la mairie a refusé parce que jëlu responsabilité mooy maire commune plateau bi à l'occurrence Alioune Ndoye mu nekk loo xam dañ ko ñaawlu parce que man mii di wax ak yéen maa bokk ak moom benn coalition parti au pouvoir laa bokk mais dëmb suba bi mu fi ñëwee sax yëgluwul contrairement à ñi bi ñu ñëwee jox nañ ñi fi dëkk di ay responsable cër aviser leen à l'avant ñu dajale ñëpp ñu waxtaan mais moom il ne l'a pas fait moom Alioune Ndoye bi mu fi ñëwee yëglul kenn bi mu ñëwee aussi on l'a fait comprendre que ne boo ñëwee ci kër da ngay yëglu ñi fi dëkk nga aviser leen am nga ay agents municipaux ñu defar le cadre nga ñëw nga xam ñu jox la tous les données il ne l'a pas fait donc mu nekk loo xamante ne lu ñu ñaawlu la jóge ci moom d'abord ci prise en charge bi nga xamante ko dafa faillir mais aussi ci considération bi nga xamante ne moo war a dox suñu diggante ak moom donc nag ñu jàpp ne la war a nekk taxawaayam en tant que maire en tant que première autorité proche de la population defu ko waaye rafetlu nañ taxawaayu ville de Dakar wax dëgg fa yàlla bi nga xamante ne bañ ko yëgee ñëw nañ avec toute la considération ñëw ëndaale seen dund toog waxtaan compatir ak li nga xamante ne ñi nga xam ñooy sinistré ñu koy rafetlu trop donc nag li ci des ñu ngi xaar autorités yi
ci fànn bu ñu mën a féetee rek ñu jéem a xool ñu ñëw jàppale leen parce que aussi ñu ngi dund ay souffrance yu métti parce que la ñu amoon yëpp des na ci làkk bi daal waaw. Ndakaaru la nga xam ne ñoo ko moom benn préoccupation tamit moom la am muy nekkinu askanu Ndakaaru ak jàmmu Ndakaaru ak lu suqali Ndakaaru kanam donc loolu mooy préoccupation majeure moo tax mu yabal ñu fii tey ñu ànd ak membre bureau municipal bi ma présenté léegi ànd ak Pape Diouf fekk fi tamit suñuy naatangoo conseil yi nekk ci Dakar Plateau une fois de plus di massawu askanu Plateau bu baax a baax di ñaan yàlla lii bañ fi amati di leen wax nag ne monsieur le maire nekku fi mais mu ngi fi ndax xelam mu ngi fi te incha allahu rabbi bu ñibbisee si jàmm dina fi yëg si dinañ ko nag wax li nga xam ne ñun moom lañ fi fekk dinañ ko wax tamit li nga xam ne mooy préoccupation askanu Plateau incha allah lu ñu man ci taxaw askan bi dinañ ko def parce que moom loolu la gëm nit la fonk loo wax mu ne damay replacer waat humain ci suñu au cœur de nos préoccupations et de nos exigences donc looloo ñu fi indi tey jii ñu indi fi lii liñ fi indi nag suñu asaka yéene rek la ndax bu ñu sañoon tey ay tonni lañ fi wàccee mais comme mbir mi dafa jàmp te Pape tamit mayuñu jàmm mayuñu salaam ci suba ba léegi moom it mu ngi ñu taxawu ne nañu ñëw donc loolu moo ñu fi indi tey massawu askan bi taxaw seen wax ne leen nag wéetuñu ndax monsieur le maire Barthélémy Dias du leen fàtte mukk dina taxaw seen wet incha allah ba lu mu leen mën a taxaw lu mu leen mën a jàppale ci kàttanu suñu borom mu def ko merci. bon indi nañ fi ceeb indi fi diwlin ceeb bi 1 tonne parce que dañ nañ ne 9 familles sinistrées ñoo fi impacté donc indi nañ fi tonne ceeb indi fi ay carton diwlin indi nañ fi 40 bouteilles de 5 litres d'huile lañ fi indi fi ay carton de lait indi fi tamaate indi fi tamit suukar muy rek asaka yéene monsieur le maire incha allah moom bu ñëwee dinañu xool li ñuy mën a jàppale askan wi mais lii dans un premier temps mënul woon ñàkk ndax dal na ci askan wi biig kon devoiru monsieur le maire mooy mu ñëw taxaw ci wetu askan bi moo taxit ci suba ba léegi mu ñuy soññ pour ñu ñëw léegi nii rek bi ñuy dugg si fii ci bunt bi mu ngi ñuy woo dañu laat fan la ñu toll donc ñuy wax nag ne une fois de plus mu ngi massawu askanu Rëbës di massawu askanu Plateau di santaat une fois de plus monsieur le maire Pape Diouf parce que lii la ñu soxla ci dëkkandoo lii la ñu soxla tamit ci njiit ndax mënoo boo soxlaa tàllal askan wi loxo bu la askan wi wuyoo boo pare nga wan ko gannaaw loolu du yëfu nit du yëfu daal loo xam ne rafet na kon nag mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk li ñuy wax bu kenn yàqule ñëpp a yàqule loolu nag dañuy ñaan yàlla lii bañ fi amati te tamit di lancer un appel pour nit ñi delloo si waat seen xel yàlla mooy fal yàlla mooy folli yàlla mooy joxe ndam yàlla mooy xañe ndam askan wi ñun ñoo ko bokk te dañu dëkk boo xam ne dara mënu ko dindi gan lu dul dee te kenn ñaanu ko yàlla kon nag képp ku mën a ñëw taxaw tey jii tàllal loxo waa Rëbës yi naka ñëw def parce que loolu mooy devoiru doomu aadama. Sur la Senati 44.com